salaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyu bu baax kon niñ koy defee à chaque fois pour dee ñuy suivre sur www.inforewmi.com tey nag ñu ñëw dalal ki nga xamante ni moom mooy Prince nekk promoteur nekk xale nekk koo xamante ni dafa bay waaram ci lamb ba pare nekk koo xamante ni tamit bras droit Modou Lo la loolu Sénégalais yëpp xam nañ ko ñu fekk ko fii nag fii ci Yoff mën nañoo wax ni sax Almadi presque waaw ñu fekk ko nag ci boutique boo xamante ni muy Brooklyn shop waaw ñu fekk ko fii xaw ma nag Prince que moom xam nga Prince moom daa bëri ay dugg-dugg te daal fii lañ ko fekk bëgg a fas yéene waxtaan ak moom ci lamb ndax fan yi am na loo xamante ni gars yi ñu ngi koy laam-laamee combat bu mag bi nga xamante ni moom la gars yi di ruum-ruumee comme que yéen nag yéenay suñu lépp te ne ngeen ñu seeti ko dañuy waxtaan ak moom rek Prince maa ngi lay nuyu. maa ngi nuyu Fatima di nuyu internet yi seetaan info réew mi di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu famille lamb yëpp di nuyu njabootu Serigne Touba yëpp di ko teg ci loxo sëñ Mountakha ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool di ñaanal sëñ Moustapha sëñ Sidi Mokhtar mu yàgg fi lool tamit. dañoo jógee ci màggal te yow ñëpp xam nañ taal bi Serigne Touba nga màggal gi nan nga ko gisee ba pare. waaw xanaa di santaat rek mbirum Serigne Touba moom tànk kanam rek la am te sama mbokk taalibe yi am nañ pas-pas Masaalikul Jinaan màggal Touba safar yi gis nañ yëpp nu mu demee ñu siy sant quoi di si ndokkeel xalif bi di si ndokkeel képp kuy murit ak fépp foo mën a nekk si àdduna. Prince Sissoko ñu xamee la ci lamb mais avant lamb Prince ci lan la nekkoon. Prince benn jeune la bu juddoo si banlieue bi Parcelles en particulièrement doon jàng nekkoon étudiant nekk université Cheikh Anta Diop fac droit en même temps doon def formation ITECOM di def commerce international. dem BM def management développement commercial marketing en plus doon commerce nag nekk ci commerce bu métti ci suuf waaw parce que am na sama gars yi ma doon sonal sax di ma tooñ fu ne nga nekk fa yàlla rek ko mun mais bon àdduna noonu la nekk waaw businessman ci moto yeeg oto yeeg waaw def jeunesse bu xaw a mouvementé daal. li nga def de ñoom Assane Ndiaye ak ñoom Fallou Ndiaye ñoom ñëpp jaaruñu fa dañoo ñëw rek yaa ma gën a xam kon yow yaa seen tubaab. waaw sama gars yi nag moom wax dëgg yàlla ay bawol lañ Fallou Ndiaye Assane ay vrai bawol lañ ñooñu moom mais xaalis rek ñoom xaalis bi la ñu focus depuis bu ñu amee 10 ans ñu ngi si mais ñoom it côté bu ñu nekk ñu ngi siy bay seen waar Fallou si côté bu mu nekk soo fa demee da ngay xam ne ndaanaan la si Assane tam pareillement noonu la demee président Pa Abdou nag tam beneen intellectuel la si côté bi Kandji moom guerrier la. mi ngi si ñaari côté yëpp day balancé waaw porte parole moom day ngarale waaw yaa ma gën a xam. wax nga ko léegi businessman nga woon mais lan moo dugal ci làmb. bon làmb lu ma si dugal mooy juddoo si banlieue bi rek laa lay wax suñu jàngee ba pare suñu ñëwee géej la ñuy dem ma yoro ndox ñu mel ni Moussa Dioum Zos Modou Lo ñoo bokk benn gox bu ñu juddoo foofu moom da nga fa doon nekk da ngay fubal di bëre. lu mën a am moom góor yàlla ngay doon xanaa nga tëju sa kër soo tëjuwul di nga fubali di nga bëre di nga xeex di nga def lépp lu jeune di def looloo ko waral ñu màggandoo yarandoo peut-être sax bëggoon leen benn moment doon bër parce que yëfu xale la woon waaw dañ bëri suñ biir ànd mbapat dem fépp lu nekk def nañ ko man am naa licence mbër sax waaw lu nekk. mbër nga fi bëre. non bëri naa fi mbër yu bëri champion yu bëri daan naa leen nag non bàyyi noonu ñoom xam nañ. Papis général xam na ma Edouard Dimle jox xam na ma lu leer laa lay fa laa yam nag am na ñeneen ñu ma mën a lim. nga nekkoon mbër kon yow virus làmb def la mës a dugg. non ñun ñëpp gis nga suñu promoteurs yi si bëri am na bés boo xam ne bëri nañ ko wala loolu traversé leen dafa doon loo xamante ne passion la day doon loo xam ne dañ ko màggee daal dañ ko màggee affaire bu doy waar la nag. nga nekkoon mbër. nga nekkoon mbër. mu doon passion rek ñu koy fooyee comme ni ñuy fubalee rek dafa mel ni man a xam nga fubal naa nawetaan nga nekkoon fubaleur comprendre nga yëfu jeune la woon rek dañoo ŋarale de lu ne def nañ ko moom macha allah. loolu moom xamuñu ko woon Papis général kii nee na xam nga ko kon donc am na foo leen jaar mais beneen mooy kon da nga ñëw kon yow da nga étudier affaire yi ba ñëw kon war a dugg ci làmb nga dugg ci làmb ban année. bon sama premier combat bu ma tëgg Moussa Dioum Ahmed Dem la woon Iba Mar le 10 mai 2013 la woon waaw mais sama fu ma amee lu dugal sama xel tëgg làmb moom dëgg
Balla Bey la woon ak Khadim Ndiaye douane Boubacar Camara sam pap maa ngi koy nuyu moo nekkoon à cette époque directeur douane man maa ko doon liiral discours yu mu doon def de 96 à 2004 si bu muy nekk inspecteur d'état ba bu muy nekk directeur douane lépp lu mu doon am si discours si événement douane yi maa ko doon liiral mu amoon làmb boo xam ne dañ si lëkkaloon ak Gaston production diggante Khadim Ndiaye ak Balla Bey sama ñoom papa yëpp nekkoon ci organisation bi si laa commencé am xalaatu benn bés ma dugg ci làmb en tant que promoteur te noonu la demee bi mu jotee dama xalaat ci en cours de saison laa dugg ci làmb dem nañ ba ci biir saison bi ba janvier ma xalaat ni ko war naa mën a dugg ma dugg tëgg Moussa Dioum Ahmed Dem moo nekkoon sama première journée. Prince gisoon nañ ni peut-être nekkoo woon ki ci njëkk a tëgg mais demoo benn instant boo xam te ne tur bi ak sa slogan Prince ak As la woon ñu jékki-jékki benn instant gis Prince kese ñu bari ne problème bi As amoon ñu ne Prince moom moo xaw a wor parce que dem na ba gëm succès beeg yooyu noonu continuer ak slogan boppam Prince ak As yéen ñaar seen relation. non xam nga As relation bi dafa dépassé sax ay affaire de liggéey moom As ay xarit lañ ñoo yarandoo màggandoo nekkul làmb ñu boole. te làmb du ñu tekkale te làmb moom As nekkul woon promoteur As dafa focus woon si yeneen business yu ñu doon liggéey par exemple mooy jaay oto dañ doon ànd en Europe jënd ay oto di ko jaay mais tey jii làmb xam nañ ni que mooy meilleur support de com te en ce moment dafa doon soxla com boobu pour mën a jaay ay otom si côté boobu la gënoon focus te si la nekk ba léegi ma As du ñu toog bés bu ñu déggantewul ay doomu nday lañ mosuñu am problème wax dëgg neex yàlla. non Prince ak As la ba tey ma As làmb rek boolew ñu déggoo li ma wax dañoo am yeneen liggéey yu ñu doon liggéey te ba léegi looloo fi nekk waaw mais nag man maa focus woon si làmb man maay làmbaloog As du làmbaloog noonu la demee. beneen bi mooy gis nañ ko nga dugg ci làmb indi sa slogan bopp ñëpp xam nañ ñu soose nga. sooy dugg xam nga làq soose indi kaan bi ba kaan bi sax xawoon fee am problème loolu noonu lan la dikkee ci yow. non kaan bi moom kaanu kanji la woon. kanji mooy borom kaan bi mais soose moom soo ko waxee dama siy fier trop parce que je suis de la Casamance bokk si famille Casase Sunjulu di sama maam mais sama yaay tam séeréer la sama yaay njuufeen la. non sama yaay séeréer la sama yaay séeréer la sama papa mooy soose te ma fier si nag doon Casamance yaroo foofu tam diggante Kolda fa laa jàngee ay école Saint-Charles diggante Kolda Pirada Ñannaaw Jalajan côté boobu fa laa defee jeunesse lu bëri. nga tëggoon ay combat yu neex ñu jékki-jékki benn instant Prince ñu dégg. problème bi mu amoon ak booy da ngay gis koo xamante ne sax taxaw ne Prince daf maa yoreel xaalis nii nangam ak relation bi nga amoon mujj gi ak mbër yi xam nga ñu aw nii nga aw nii loolu lan la woon Prince dafa jékki-jékki woon perte wala Prince daa dem benn instant mënatul tëgg kon ni gars yi di wax naan Prince léegi yoratul loolu lan la woon ak làmb ni mu toll nii. gis nga làmb ñun buñ ciy dugg étudiant la xam nga étudiant yorut. kon ba ciy dugg yorut. mais ñun ay xale lañ déggoo li ma la wax bu ñuy commencé nee naa la développement personnel communication marketing laa jàng làmb si loolu lañ ko teg bu ñuy dugg si làmb dañu taxawoon naan noo kii a nekk si ginnaaw parce que business plan bu ñu leen tegaloon bu ñu doon tegal sponsor di ko liggéeyee am ligne de conduite moo xajul si bopp gars yi looloo indi woon coow li ak riir di te loolu mi ngi fi jógu fi. yoroo woon. Prince déggoo li ma la étudiant yorul ay milliards yorul ay millions mais dem nañ ba ñu jàpp ni que ñi nax ñu yor ay millions ñoo tolloo niveau. mais da nga dem benn instant buzz bi wàññeeku presque gisatuñ la nga tëgg mbër yi di déclarer fii nangam. xam nga ko dugg ci dara ngir buzz kooku la loolu di déranger mais tey lu ma mën a def ñu waxante dëgg promoteur day fay mbër 40 millions ma fay ko 20 millions mu sawar ci bërëx man daw ci. loolu liggéey la su may liggéey dama koy teg ci yoon am plan bu may liggéeyee du ma fëñaxi rek déedéet tey jii mun nañ tëgg combat ku nekk ba suba. déggoo li ma la wax ba suba mun nañ tëgg combat royal
waaw. Prince yor na. te mën na nekk sax ren ji on sait jamais mais li ma la mën a wax rek mooy dafa am business plan boo xamante ne bu 2013 bi ba léegi mun naa ne xam nga làmb dañ naan dafa yàqu làmb yàquwul dëkk bi moo am problème. Prince du liggéey ak fonds propre liggéeyuma ak fonds propre damay def sama plan bu may liggéeyee comprendre nga def montage financier am ay partenaires liggéey ak ñoom daaw dama naroon tëgg benn tournoi. tëggoo ko tournoi caabi ji mais dafa am partenaire boo xam ne depuis 2013 ñu ngi liggéey dugalal naa leen plan de communication wu année bi tegal leen ba am ñu si jël avance ay mbër. waaw am na ñu si yor avance ba léegi. te coow du am ñuy liggéey rek ñoo mën a yoralante te Prince yoralul kenn. musum mais CNG la ñuy fayee fa la ñuy joxe avance fa la ñuy bàyyi reliquat léegi lu si des sponsoring la bëri lu ñuy sekkax ñoom bëri na de ñu ci defal teraanga bëri na de am na ñoo xam ne ba àdduna di jeex du ñu mus a fàtte Prince parce que Prince fu mu jaar ak ñoom la parce que li ma leen defal da leen di servir ba bay ñuy dee donc loolu moo ëpp importance. est-ce que basé wu woon ci sponsor ñu gis ne sponsor yi dañoo daw loolu tax parce que Prince dañoo gis ni daaw tëggoo xam nga da ngay ñëw kii ñu ne gars yi ne Prince yoratul. ñu jékki-jékki benn instant ñu ne Prince bëggaat indi turam moom moo tax muy signaler ay benn combat ku mel ni Yékini Junior ak Sa Thiès est-ce que réellement Prince mi ngi ci combat boobu. mais Prince moom kaay wax la benn affaire jamais pour bëgg tur parce que tur dugaluma si làmb soo xoolee man sama làmb yu gën a mag doo ma gis ma toog si plateau bi doo ma gis may traîner si stade bi làmb yu gën a mag yu ma tëgg dugguma si stade bi lu may gën a focus mooy déroulement bi. non loolu benn yoon la salaamaaleykum moom lu fi jaaroon la rek mënut a. non salaamaaleykum rek salaamaaleykum non bu fi indiwaat loolu kon day indi bës sa bës bi laay daw. non asalaamaaleykum bu dëgër la woon rek. asalaamaaleykum ay Modou Mbaye yooyu xam nga rek dangay reew a tas yéegal ko fenn mais bon message la woon bu ñu doon lancé arène nationale lañ bëggoon yàlla dimbale nañu ñu am ko tey loolu la woon. Yékini Junior waxtaan nañ ba déggoo mu jóg dem Amérique di préparé wu joxuma ko avance mais waxtaan nañ ba déggoo moom xam na ma xam nga nit ki su la xamul peut-être kooku moo dul dafa yow lenn li Yékini Junior ay xarit lañ musuma tëgg combat am tey jii suñ demee ba toog comprendre nga waxtaan si dara ba kay annoncé c'est parce que lu dëggu la côté Sa Thiès waxtaan nax baabu tam ba nga xamante ne bon xam na moom nu may liggéeyee moom baabu xam nga baabu du dugg si caaxaan jarul sax ay annonce ak yooyu soo gisee ñu wax ma wax si parce que dañ ma laaj dañ ma jël laaj ma ne leen bon combat bi intéressé na ma te nu ma ko waxee noonu la ma intéressé Yékini Junior Sa Thiès combat la boo xamante ne bu war a mën a nekk la. Sa Thiès jubóo ngeen ba nga war a tëgg. maa Sa Thiès mënuñu xuloo mais xam nga làmb gis nga làmb ñun ñi ko bokk ki la faral ak ki la faralul yëpp sa ndit lañ day am làmb joo xamante ne doo faral nit ki mais mun làmb bii di ñëw da nga koy faral. la mu faraloon nga ko combat bee daf si am ñoo xamante ne ñoom nga amal benn relation bu particulier guerre bi ngeen def yëpp yéen ñaar. noonu guerre bu ñuy def noonu du guerre Sa Thiès bu ñu tasee stade moo ñëw daw longu ma wax ak man wax bu rafet mais mosuñu xuloo dañoo bokkul woon gis-gis si benn combat ñu saanante xeer loolu mënut a ñàkk te loolu mooy neexal làmb sax loolu mooy neexal làmb. ñu bari na léegi Prince li ko tardel mooy fës bu mu fës ci Modou Lo est-ce que loolu yow amul lu mu yàq sa promoteur parce que gis nañ ñuy da nga Modou sa gaañ la mais Prince da cee fës danañ benn instant sax Prince xoolal luñ ko musul woon xamee di xatraay ndox Modou est-ce que loolu du am dara lu mu la yàqal. loolu du si yàq dara tey jii laa gën a xaritox ay adversaire Modou Lo parce que ku si nekk déggoo li ma wax làmb ku la faral ak ki la faralul yëpp sa nit lañ. na nga non xam nga promoteur boo fi gis wax dëgg neex yàlla am nga mbër booy supporter non du fës yàlla moo ko dogal xam nga tey jii lu nekk si xol day feeñ ci kanam wala si ay jëf ça dépend rek si circonstances yi moo du yàgg naa dem stade muy bëre ma toog di ko xool te kenn gisul waaw mais dafa tombé rek tombé moo waral ay gaaf comprendre day am jamono ji nekk ak lu siy xew
jamono jooju loolu moo si waroon xew na si combat Modou Eumeu Sène gisoo ma fës si dara ba peut-être que sama gars yi xam nga rek ñëw Aziz yooyu comprendre nga voilà dañ doon jaay combat bi rek voilà combat boobu balaa muy taxaw Aziz ànd ndax Balla Gaye woo ma ñoom ñoo déclenché loolu sax paas ma ko Balla Gaye wax ma lu ne comprendre nga tooñ ma wax ma ay wax comprendre nga loolu moo indi wax ji sax Aziz moo ànd ak Balla Gaye woo ma téléphone paas ma ko Balla wax ma ay wax loolu excité ma rek may sànnanteex moom xeer noonu si en solo après bon mu génn mais loolu du dara loolu du si dara waaw loolu du si dara jotewuñu dara lu baax laa leen yéene lu ma yéene sama bopp rek laa leen yéene te pareillement soo xoolee Balla Gaye bu mu nekk demee gàddaay tëgguma combat mais man mun naa ne maa tax combat am taxaw moo Gris man parce que tey jii man maa dem uti comme ni ma la waxee rek ñun partenaire la ñuy liggéeyal maa dem uti partenaire ba am ko partenaire bi yëkkati 100 millions liquide jox ma ko ñu signé contrat Angleterre la jóge ma jël xaalis bi yor sama saak yor naa ko pendant 21 jours man maa jëlaat xaalis bi delloo ko bu ma demee ba xam ne Gris Bordeaux parewul woon pour bëre am woykat bu mag fii ma dem signé moom contrat woykat bi pare pour génnee 40 millions moo waroon nekk parrain bi ñu tëggal ko concert tëgg ak woykat boobu concert Demba Diop maa contrat yeeg yëpp su ma paree en solo naa la wan ñu waroon tëgg concert Demba Diop ak stade Bakaaw bu Gambie le 21 juillet je pense dañu waroon tëgg Demba Diop après dem Gambie semaine bu si topp après dañu bëggoon def dérogation tëgg combat bi en début premier dimanche mois d'août loolu combat wu 3 mois la boo xamante ne ñoom ñaar ñëpp seen cachet avance ak reliquat mi ngi fi woon te damaa dem waxtaan ak moom ba ñu déggoo si prix moom Balla mi ne ma soo déggoo ak moom pare na Baye moo facilité woon lu bëri Baye jaay léegi nag si biir Gris moo parewul woon pour bëre te lu ma lay wax caay-caay bi nekk si làmb parfois dañ ko war di loolu mooy yàq làmb quoi da ngay gis koo xamante ne sa nawle promoteur dafay nekk si benn combat yow tëggoo wala pare woo ren mais bàyyi ko mu liggéey du suñu association bi koo si gis yéene na moromam plus que lu mu yéene boppam mu neex ko mu naqari ko du loo xam ne condition la c'est inconditionnel képp koo gis mu bokk si association bii nga xam ne Pape Abdou Fall moo ko jiite te mooy seule association bu crédible si dëkk bi ku yéenam keneen ki si nekk la jàmm mu neex ko ak mu naqari ko parce que su tëggee mu neex la di nga dem jàppale ko mu naqari la di nga dem jàppale ko lu ñu am dinañ ko boole jox kii tëgg mu dugal reliquat am su paree delloowaat ko tëgg làmb jafewuñu tey Prince su ko neexoon saison bii mun na tëgg 5 journées wala 3 journées jafewut mais dama dul jël mbëru 100 000 di ko tëgg grand combat dama ko dul def loolu mooy bëgg tëgg pour tëgg làmb man dama ko bëgg lu koy dundal laay def su may tëgg combat balaa may kontaan moom monte combat yi nga xamante ne man dama koy seetaan di kontaan parce que amateur la mais loolu ñuy def noonu man pour man bon ku si nekk nag libre nga def lu la neex mais du ma jël combat 3e combat di ko tëgg grand combat pour bëgg tëgg rek xam nga loolu pour téye sa tour la man utuma tour ba koy téye man lu may def dama koy def parce que damay bëgg a def lu baax ba pare lu may bëgg loo lay doon su ma si amul xaalis bi ma bëgg sax ma kontaan si waaw parce que làmb tam nekkul lu ma bëgg sama àdduna làmb moo ma ko war a may presque mi ngi si leneen loo xamante ne loolu la yaakaaree defar àddunaam làmb nag passion la nattu la boo xamante ne yàlla ñu si dugal ba soo ko deful ñu jàpp ni yaa ngi sa ndox ba wala mais ñu ngi sant yàlla alhamdulilah. moom benn rumeur bu fi xewoon xam naa war nga koo dégg sax ñu jékki-jékki gisatuñu Prince ñu wax jéeg nangam ñu ne Prince dafa feebaroon rumeur bi fii ñaan Prince dafa feebar affaire yooyu noonu est-ce que loolu déggoon nga ko. waaw nit moom àdduna dund tolof feebar dee moo fi am Prince mi ngi sant yàlla mënoon naa dee mënoon naa dugg kaso mënoon naa tëdd ci lalu hôpital yàlla suñu dimbalee ñu feebar ba tey ñu toog di ko nettali ñu ngi siy sant yàlla waaw. beneen bi mooy am na koo xamante ni sañu ñoo jóg te waxuñu ci muy sëñ Sidi Mokhtar waaw ñëpp xamoon nañ dafa sori woon ci yow mu nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla Prince dañ daan gis relation génnam àddunaam lan la def ci yow est-ce que loolu xawul dara am lu mu wàññi ci Prince ba gars yi naan xam nga Prince dafa feebar fii affaire yi. loo bëggul rek ba egg si fenn fi mënulaa def dara
dafa metti trop nga jël nit man jullit piir laa li tax ma ne la jullit piir laa tëdduma te julliwuma gee lu yàlla tere du ma ne lépp maa ngi koy def maa ngi koy respecté mais maa ngi koy jéem te yéene naa ñëpp jàmm yonente bi mooy sama yonent yàlla laa gëm fonk sumay waajur mais Serigne Touba mooy sama wasila sama àdduna sama yoon ci yàlla kennal ko tam parce que temps yi wax jooju bëri na trop ñuy wax ni que dañuy murit munul bokkaale Serigne Touba waaye Serigne Touba yàllay kese la ndax ci diggante yàlla yonente bi la baagante dundam lépp man Serigne Touba rek laa yaakaar sëñ Sidi Mokhtar mooy sama sëriñ ci moom laa jébbalu mu amoon yëg ci man bi may yeesal sama njébal ci moom ñaari sëriñ Jóob laa àndal lépp coïncidence la daf ma ne woon bëggatuma sax toog fukki fan ak juróom te gisuma la ku mel noonu ci yow su génnee àdduna ci at yàggul dara ku mel ni Baxayda Ayda la jege la trop tam dañ doon toog 15 heures ci ngoon ba 3 heures du matin muy sëtu yonente bi ay borom daraja laa la mooy fi sommet ci Sénégal ba daraja mooy ko am xaalis walla ku nekk ci nguur ñu nekk au sommet ñëw toog ba jóg dem duñ ko mën a gis ndax man la toogal bugut ma dem ñooñu suñ la génnee àdduna mun na la def trouble bu nekk loolu kese la du lenn voilà mais voilà sant yàlla nag fu mu nekk nii moom ñu ngi sant yàlla bu baax loolu moom lu metti woon la ci man mais ñu ngi ci sant yàlla bu baax alhamdulilah. làmb yàqul dëkk bi am problème dëkk bi moo doxul ni mu war a doxee mais bon tey heureusement que ñu PAVC daal ren fas yéene neen liggéey ak ñu mel ni Diamniadio Lake City ñu ngi ci liggéey bu sori di ñaan nag bu ci cat dugg dañ naan fii ku ñu xam foo jëm waaw mun na jaaree ci loolu ci dimbal boole bu ñu yàlla boole ak Marcel Diagne ak Diamniadio Lake City parce que tey jii Diamniadio Lake City ki ko moom dafay dox comme man ni may doxee bu muy teg projet boobu ñëpp a ne mënut a nekk wala ñu bëri ñu xamut boog ñu xamul lan mooy marketing business plan comprendre nga ñu xamul loolu gëmuñu woon ni loolu mën na nekk te fii à partir de zéro mun nga doon héros lu néant mun nga ci génnee lu nekk tey jii man ni tax ma bëgg ko moom déjà bëgg personnel c'est parce que dañoo bokk philosophie quoi gëm ni lii dinaa ko def ko te noonu la def tey jii loolu mi ngi commencé jóg ci suuf ñuy ñaan mu sotti tey jii communication Diamniadio Lake City dañ ci war a liggéey ak Marcel Diagne donc loolu rek mun nañu permettre loolu rek mun na indiwaat Prince ci làmb voilà ñu ngi koy ñaan di wax sénégalais yëpp ñaanal ñu ko ba tey ñu mën a tëggaat Balla Gaye Modou Lo wala Eumeu Sène. yow sañ ngaa ñëw def retour boobu noonu. ne loolu yëpp mën na nekk nekkuñu fi pour jouer les second rôle tam dañoo ñëw ci làmb pour tam marquer fi suñu empreinte pas pour tour wala dara nen bàyyi wax jooju. tour moo tax mu naan ay Yékini Junior kii. soxlawuma tour su ma ko bëggee damay dem jëli kooraa tëgg sa surtout suñu lu laa donc tour yomb na ma du tour man déggoo li ma la wax làmb yi gën a rëy su ma ko tëggee du ma ci sax feeñ donc lu ma intéressé. non. yor na ñaan presse sant yàlla te xam na ni que jaamu yàlla boobu dara jomm ko buñ fiy ñëw indiwuñu dara suñuy dem duñu yóbbu dara ci biir àdduna nag lu ne xaj na ci. Mame Boye Diao tam ñu ngi koy woo que ñun Kolda la jot neen def dara jeunesse su Kolda ñu ngi ñuy soññ bu baax te am na ñu fay bëre ñu ngi koy wax mu gën a jàpp ci affaire yi parce que bon ni mu ko waxee moom fu mu toog communication am loolu la Prince sama rakk la ñoo bokk fi ñu dëkk donc lu mu nekk rek maa ngi ci moom it lu mu nekk dañ cee nekk kon nañu boole doole yi jéem a avancer quoi. wax nga ko ci waa Kër Serigne Touba nga bokk ñu gis fan yi am lu garaaw lu commencé am ndax gis nañ léegi soxna Aïda Diallo ak gars yi xam nga problème bi am ñi naan Serigne mais loolu yow nan nga ko gisee. jigéen boo xamante ne war naa mën a seexal ay war nañ koo mën a topp mais en tant que porteur de voix yow lan ngay wax. xam nga murit dafa am lu mu baaxoo mooy ndigal du am te amul tere te Cheikh Béthio ku baax la woon
ku liggéeyal Serigne Saliou la woon ku liggéeyal Serigne Touba la woon nekk na fi mu rafet ba dee ñu yéene ko nag ginnaawam gën a rafet donc képp ku bokk ci moom rek war nga topp yoon bi nag ndigal la kan mooy Serigne Touba ci suuf sëñ Mountakha dañ tënku ci moom bu dul dara rek moral ak charia rek nanguwul jigéen di jiite jigéen mooy jur kiy jiite waaye nag nen tënku ci loolu moom soxna soosu xam naa moom dafa xër rek waaye ñu ngi koy ñaan rek mu jéem a tënku ci charia tegu ci yoon bi ko sëñ Mountakha teg ndaxte mooy yoon bu koy muccal waaw te am na loo xam ne lenn li soxlawuñu ko ci réew waaw parce que tam dañ nekk ci réew boo xam ne luñ fiy coow léegi mbirum yenn yi lobby yi yeeg yooyu dafa bëri lool ba tax na képp ku ci def looy def xool ko dagam góor yàlla sax da ngay dox ñu xalaat ni yaa ngi ci lobby képp ku am tur war nga sàmm loolu daal nen tënku ci lislaam tënku ci charia tënku ci ndigalu sëriñ bi waaw. Papa Sow Siteu. combat la dañuy liggéey waaw combat bu neex la boo xam ne ñu ngi ñaan bon di ci féliciter Pape Abdou Fall mi ko taxawal waaw di ñaanal mbër yi ñu fekkee ko ci jàmm ñoom ñu def mobilisation bu rëy parce que tam ñoom tey ji dañu am sas saison bi toll fii benn combat bu mag taxawul ñu jël ay millions fay lañ ko nañ ko préparer nu mu waree ci seen physiquement ci seen entourage ñu def ko nag de façon positive fair play waaw mais lu ñu mën ci mobilisation nañ ko xeeb lu ñu mën ci jaay combat nañ ko xeeb combat bu dañ ko war a jaay te ñuy ñaan tam seen ginnaaw sedd ba yeneen combat yi taxaw daal. cantam gërëm ñenn lan ngay tàggatoo. waaw di gërëm suma yaay rek gërëm suma pap ñuy sama soxna ñaanal suma doom ñaanal waa Sénégal yëpp di nuyu fii ñu nekk suma xarit moo ko moom muy Ahmed ñoo yarandoo maagandoo comprendre nga. voilà moom seen xarit la sax di ko ñaanal fii mu ibbi fii ci Almadies à 20 mètres de Katia ñu koy ñaanal fii tam yàlla doxal ko bu baax mooy nuyu suma xarit yëpp di nuyu waa parcelle 1 ba 26. Modou mi ngi fi mi ngi ci jàmm de. Modou pare na. barki Serigne Touba Modou pare na. pour bëre ak Ama. Modou pare na pour bëre ak Ama promoteur a manqué maa ngi nii keroog rek waxtaan nen ba bon moom ku ma yéene la su sañoon mu taxaw te Ama noonu dama yéene. bëgg ngaa tëgg combat Modou ak. barki Serigne Touba Mbacke su ma Serigne Touba taxawoo de ma tëgg ko. kon yow yorogo. hein yow yorogo. luy loolu lamb déggoo li ma la si wax du ëmb day wasin. mais Modou pare na pour bëre ak Ama. Modou pare na pour bëre ak Ama Baldé. waaw Modou pare na pour bëre ak Ama Baldé ak keneen ku dul Ama Baldé loolu moom man maa la ko mën a wax waaw ñuy ñaan yàlla rek waaw bu dee moo gën yàlla na ko yàlla taxawal te yàlla na doon buntu ubbeekuwaat lamb bu baax. di nuyu ñëpp parcelle 1 di nuyu waa Casamance di wax mbaari man ni ko ba kontaane baage kaba Kolda kata karanta ba Sumbundu Kanjalon di nuyu sëñ Ali Cissé bu baax di nuyu sama maam Ansouña di nuyu Chérif Malayni di nuyu Maafu Aydara ak waa kër Baxayda waa kër sëñ Sidi Maxtaar sëñ Moustapha ñu koy ñaanal di ñaanal sëñ Mountakha yàgg fi lool te wér di nuyu promoteur yëpp nag di ko teg ci loxo président Pape Abdou ak porte parole Kandji ñoom Fallou non Kandji mi ngi waaj lu rëy de lu leer daa leer waaw dina jaaxal gars yi de mu ngi waaj lu rëy daal soo jaaree nii daal jëm ba côté ville daal balaa nga fay dugg am na lu muy waaj lu rëy waaw bëgg nañ leen jaajëf